mbokk yi seen fait divers 10 jours tey comme ni ñu leen ko junjee sànq dañuy àddu ci mbirum xale bu jigéen bii nga xamante ni mi ngi toll ci fukki at ak juróom-benn loolu la xibaar yi xamle moom xale bu jigéen daal nee nag benn ex dëkkandoowam moom lañu jàpp ni daal moom moo daal di yegg ci kawam waaye tamit nag daal di koy ëmbal ngeen jégal ma ci kàddu yi bu dee ni nga ko waxee du noonu. mbokk yi xibaar yi nee na une affaire de détournement de mineur de viol présumé et de grossesse est en cours d'enquête à Grand Yoff. Une adolescente de 16 ans accuse un ancien voisin de lui avoir imposé un rapport sexuel alors qu'elle se trouvait seule au domicile familial. mbokk yi xam nga ndeysaan sama xel dem na ci Xaali Sekk mi ñu doon jàngal ak ñoom Adama Kandé nga xam ni ñoom bu ñu lay jàngal tas xabaar dafa am lu ñu naan les 5 WH mu di 5 points yoo xamante ni loolu mooy essentiel information bu njëkk bi moo di lan moo xew bu ñaareel bi moo di kan moo def bu ñetteel bi moo di fan la ko defee bu ñeenteel bi moo di maanaam ban waxtu la fa def ak tamit nag mbokk yi maanaam mbir mi fan la mujjee su ma juumul les 5 WH loolu ku ko tënk ci xibaar rek jaru sax ngay xuusandi waaye daal pour yow mi nga xamante ni yenn saa yi mbir mi dafay itam nag jaxatoo sa bopp jàppal ni benn xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak juróom-benn moom moo joxoñ baaraamu tuuma benn xale bu góor boo xamante ni ñoom ñaar ñoom ñoo bokkoon benn kër bu ñu dëkk wala seen kër yi takkaloo xale bu jigéen bi nag di woykituru OKH nee daal moom beetee di xale bu góor bi moom moo ko sàkku ki sàkku boobu itam nag daf cee jëlee ab ëmb waaye ci ëmb boobu itam daal nag mbokk yi neen daal maanaam mbirum détournement de mineur ak yi ni mel daf cee sosu waa léegi da nga may laaj mbokk yi mbir mi fan la commencé fan la xibaar bi feeñee xibaar yi ne yaayu xale bu jigéen bi moom moo jikki-jikki nemmeeku ay changement yoo xamante ni am na ci yaramu doomam waaw xibaar nee na selon sa mère elle aurait découvert la grossesse après avoir remarqué des modifications morphologiques chez sa fille. Interrogée sur l'identité de l'auteur de cette grossesse, l'adolescente aurait désigné un voisin dont le domicile jouxtait auparavant celui de la famille avant leur déménagement. mbokk yi maam daal soit bu mu ci mënti am soit xale bu góor bi moom moo tuxu wala xale bu jigéen moom moo tuxu waaye daal jàppal mbokk yi balaa tuxu di am daal ñoom ñaar sekk nañu ba li ma leen di bëgg a expliquer yëpp nag mbokk yi daal di dox seen diggante xibaar yi ne ci noonu yaayu xale bu jigéen bi di wéykituru S Diallo Salimata Diallo ou bien S Diallo a saisi les services de police d'une lettre plainte pour des faits présumés de détournement de mineurs, de viol et de grossesse consécutive dont sa fille OKHB âgée de 16 ans serait victime. xibaar yi nee na moom yaayu xale bu jigéen yi moo dem porter plainte ne leen daal sama doom dafa ëmb waaye nag laataa ëmb boobu daal li mu xam ne rek moo di dañ koo sàkku ba tey mbokk yi xibaar yi nee na selon la mère elle aurait découvert la grossesse après avoir remarqué des modifications morphologiques chez sa fille. Interrogée sur l'identité de l'auteur de cette grossesse l'adolescente aurait désigné wax naa ko léegi-léegi un voisin maa ngi dem mbokk yi entendu kon fu plainte am dañuy déglu moom xale bu jigéen ñu déglu ko entendu par les enquêteurs maanaam moom OKHB âgé de 16 ans ci jamono bi nga xamante ni nag ñu ngi koy déglu mbokk yi nee nañ ëmbam daal mi ngi tolloon ci juróom-ñetti weer yu tekk ñaar fukki fan ak benn yoo xamante ni daal loolu mbokk yi tey ji moom la daal di itam nag jànkoonteel moo expliqué lépp nag xibaar nee na elle a expliqué que les faits se seraient produits un jour où sa mère s'était absentée du domicile la laissant seule avec ses jeunes sœurs ces dernières avaient selon ces déclarations l'habitude de fréquenter la chambre du voisin maanaam ñoom dañoo amoon habitude fréquenter néegu seen dëkkandoo boobu ce jour-là le voisin aurait demandé à l'une des petites filles de venir chercher OKH afin qu'elle le rejoigne d'urgence dans sa chambre maam daal moom waa gi xaar ba kër gi wéet ba mu xam ni daal yaayu xale bu jëm dem na li waykat boo xam naan sama yaay maanaam dem na tool sama rakku baay dem na tool ak yooyu xale ya jàng nañ sama mindaan bi dem na xaw ma nangam ak nangam am na ku ko doon woy Aline Mbaye Nder ndeysaan mu ngi ko doon woy Modou Lo ci noonu mbokk yi damay déglu musique nag de waaw musique nag yenn saa yi bu dee day jàngale dañ koy déglu ama ci am nag xam naa ni te mu yàq ma xam nga moom ci yàq rek la gaaw ndax moom xam nga dafa gaaw ci
na alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu lii maanaam ab jàngalekat warul déglu musique d'accord musique baaxul waaye bu dee ay parolier ay kàddu yoo xamante ni dafay jàngale mbokk yi yenn saa yi lu mel nii dañ ko ci utiliser moo tax kon maanaam ñaax yooyu nga xamante ni Alioune Mbaye Nder joxoon na ko Modou Lo ne ko moytul yenn saa yi mu naan la ñëwal sama kër sama yaay génn nag sama rakku baay dina tool xale yi jàngi nañ loolu lépp wóorul ndax à tout moment mën nañu ci tak maanaam mën nañu takkal xibaar yi ne ci noonu daal bi mu ko woowee mu dugg ci biir néegam la jeune fille affirme s'être rendue sur place et avoir attendu quelques instants selon son récit le suspect l'aurait alors poussé sur son lit benn et dévêtu de force ñaar avant de lui imposer un rapport sexuel ñett malgré ses cris de détresse mbokk yi xale bu jigéen mi ne dama ñëw toog tuuti waa ji forcé ma sànni ma ci kaw lal bi yegg sama kaw balaa boobu dafa ma simmi yuuxu naa waaye bu ma yuuxu kenn dégguma waaw mbokk yi ci noonu neen daal waa ji bi mu paree daal jox na ko benn mosu ne ko am fompal ses parties intimes ndax instant boobu moom da doon saigné kon nag li nga ciy dégg moo di xale bu jigéen bi moom ab jànk la woon mës ta xam góor xam naa xibaar dina ci ñëw xibaar yi nee na l'adolescente a également déclaré aux enquêteurs qu'il s'agissait de sa première et unique relation sexuelle avec un homme. Elle aurait découvert ultérieurement qu'elle était enceinte moom daal nee na c'est la première fois guléet mu sekk ak góor waaye tamit nag sekk ak góor boobu itam nag ci la xamee ni dafa ëmb mbokk yi comme nga xam nañu li xew yóbbu nañu mbir mi hôpital xibaar yi nee na à la lumière de ces éléments les enquêteurs ont procédé à l'interpellation du suspect identifié comme BT te bi nag mbaa du ci am bu nekkoon AT rek sama xel ñaaw waaye nag nee nañ comme BT nag moom mu ngi juddoo Casamance te ama ci am moom Fuuta la juddoo kon du moom waaye nag mbokk yi gannaaw boobu nee nañ daal moom BT contesté wul liñ koy toppee ndax xibaar yi ne moom BT daal nee na maanaam sekk na xale bu jigéen bi waaye neen daal ñoom ñaar relation amoureuse moo doxoon seen diggante waaw waaye daal mbokk yi itam nag li mu xam ne rek moom moo di ñoom ñaar sax ñu ngi doon communiquer régulièrement à travers WhatsApp ñoom ñaar ñu doon fixer ay rendez-vous loolu lépp nag waa ji moo ko wax enquêteurs yi waaye tamit sax joxe téléphone am ngir enquêteurs yi mën cee sukkandiku mbokk yi ngir xam mbir mi nu mu demee ak daal lu mën ci am mbokk yi moom mi nga xamante ni moo di xale bu góor bi dañ ko teg loxo waaw ak daal lu mën ci am moom mii di xale bu jigéen bi daal biñ ko laayaatee encore confrontation am dafa dëggalaat la nga xamante ni moom moo daal di xew. Elle aurait également maintenu sa version lors de la confrontation organisée avec BT mbokk yi nag mbir mi jamono bii mi ngi ci loxo yoon waaye xibaar nee na à ce stade de la procédure le mis en cause est placé en garde à vue pour les faits présumés de détournement de mineurs suivis de viol et de grossesse maanaam daal moom xale bu jigéen ni pour ngeen dégg ma daal jamono bi waa ji nga xamante ni jàpp nañ ko nag moo yegg ci kawam waa ji instant bii nii moom dañ koo daal di placé en garde à vue di ko toppee mbirum détournement de mineurs mbirum viol boo xamante ni daal dañ koy toftal mbirum ëmb loolu nag mbokk yi moo xew waaye jamono bi xibaar nee na l'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et de réunir les éléments nécessaires à la suite de la procédure judiciaire mbokk yi jamono bi nag mbokk yi xam nga dafa am lu ñu naan procédure judiciaire mbir mi il faut ñu dem ba mu ñor xomm ba ñu xam mbir mi ba xam li xale bu jigéen bi wax dëgg la OKB li mu wax dëgg la ba xam li mu wax itam nag ba xam yéen na maanaa élément yi mu waxoon ne xale bu góor yi bi mu ko itam nag kiiwee maanaam jamono boobu dinañ laaj xale yi loolu lépp dina dem ba ñu xam daal ba xam li mu wax yéen na maanaa am déet mbokk yi kon nag mi ngi noonu fii la mbir mi toll moom BT jàpp nañ ko placé nañ ko en garde à vue di xaarandi rek mbokk yi dëgg-dëgg mbir mi fan lay daal di mujjee waaye daal ak lu mën ci am daal moom BT jamono bi jàpp nañ ko ndax yaayu xale bu jigéen daal jàpp nañ ko kat doom ji dañ ko sàkku te nag amul ku sàkku doom ku dul daal ki nga xamante ni moo di BT ndax kooku seen dëkkandoo la woon danaan xaar yenn saay ba kër gi wéet mu daal di koy itam nag woo yegg ci kawam te sax moom dëggal nañ daal c'est la première fois moom mu sikk ak góor loolu lépp nag jot na ko wax léegi nag problème bi moo di ñu xaar ëllëg ci biir mbir mi fan lay daal di mujjee